bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin. ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen topp chaîne bi di orientation scolaire di leen dalalaat ci seen beneen vidéo bu bees di ci waxtaanee li nga xamante ni mooy liaison entre cycle muy cycle primaire ak cycle collège. ci biir vidéo bi bëgg nañ ci waxtaanee jubluwaay yi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci duggante bi am ci cycle primaire ak cycle collège, waaye tamit bëgg nañ ci waxtaanee gàllankoor yi nga xamante ni élève bi war na ko saafara bu yeggee sixième, waaye jeexalee ko ci solo si nga xamante ni duggante bi am na ko mooy l'importance de l'intercycle. tout d'abord dañuy féliciter suñu rakk yi ak suñu doom yi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu am entrée en sixième wala ñu am li nga xamante ni moom mooy certificat bi, di leen ñaanal yàlla mu dafa leen jàppandal ba li nga xamante ni ñoom moom la ñuy xaar si ñoom ñu mën ko matale ci na mu gën a rafetee. comme niñ leen ko jundee ci njëlbéen rek, liaison bi nga xamante ni moom moo dox ci diggante cycle primaire ak cycle collège dafa am objectif bu ko tax a jóg. objectif bi nga xamante ni nag moo ko tax a jóg du dara lu dul le travail sur la continuité du cycle 3. maanaam li nga xamante ni moom leen doon jàngal élève bi bu mu nekkee CM1 ak CM2 liggéey boobu noonu moom mooy continuer. c'est vrai que nag dina am ay amélioration yi ci am wala ay changement yoo xamante ni da ci am, comme ni nga gisee chaque année buy tijji rek da ngay gis prof yi bu ñu ñëwee daanaka première semaine deuxième semaine bi yëpp ay rappel la ñuy def pour mën a fexe ba nu ñuy intégrer élèves yi ba ñu mën a nekk à jour ci nouvelle année bi nga xamante ni moom la ñu dugg. moo tax objectif bi nekk ci diggante cycle primaire ak cycle collège mooy le travail sur la continuité du cycle 3. te duggante boobu noonu dafay permettre sax jàngalekat bi mu mën a rectifier failles yi nga xamante ni élève bi da koo jëlee woon CM1 jëlee ko CM2 ba egg ci sixième boobu noonu ci lay élève bi di mën a xam, ci lay prof bi di mën a xam élève bi mooy kan ak ban niveau la am ak yan soutien la soxla. comme niñ ko xamee tamit mooy CM2 soo fa nekkee wala CM1 wala C2 yooyu noonu daanaka durant toute l'année benn prof kese ngay am. prof boobu noonu da nga ñu yàgg ba dalay miin, day xam sa yan ñooy say faiblesse, day xam yan mooy tamit sa point fort. su ko defee moom dina xam naka lay jëflante yow. mais boo yegg ci sixième prof yi dañuy bëri tellement que kenn ku nekk da nga yor sa programme te li ngay bëgg rek mooy programme bi naka lay def ba mu jeex. moo tax yow prof bi du nekk fa du jéem a attardé wu ci benn élève, moom day ñëw rek daal di joxe li nga xamante ni moom mooy programme am mu jeex. bu jeexee suñ élèves yi comprendre baax na, suñ comprendre tamit la ca def élèves yi ñoom ñooy dem daal di débrouiller. kon loolu tamit mu nekk mbir bu am solo boo xamante ni dafay baax élève bi buy dugg système wala ci vacances yi ni mu jéem ko préparer xool fa nga xamante ni fa la amee problème mu door koo toppatoo. ñaareel bi défi yi nga xamante ni élève bi war na koo jéem a relever bu yeggee sixième bokk na ci défi maths wala li nga xamante ni mooy lecture. buñ na mat nag mat moom du soppeeku, mais boo demee sixième données yi dina am yu fa soppeeku. par exemple ci aspect numérique bi nga xamante ni miinoon nga ko, am na lu ñuy tuddee foofu noonu les propriétés des opérations, mooy la propriété des opérations nga xamante ni addition bi nga daan jàng mooy plus, wala soustraction mooy moyen bi, wala division wala multiplication bi dañ la ci commencé yokkalaat naa ne dafa am ce qu'on appelle la propriété des opérations, mooy l'associativité wala commutativité. yooyu tamit dafay baax élève bi tel koo xam ndax bu yeggee système buñ ko koy wax mu mën a mettre à jour avec le prof. sinon rek ndax système moo nekk étape boo xamante ni foofu lay say mën a cursus collège bi di mën a baaxee, waaye fa lay mën a yàqoo tamit. ndax sixième su la étape boobu su la rawee da ngay dem cinquième yëfi di gën a bon, nga dem quatrième niki noonu tamit, nga dem troisième moo gën a bon. loolu mooy waral élève bi buy yegg seconde rek dafa naan man de matière yi bëgguma leen ndax xaw ma ci dara, ba dana tuumaal prof bi sax ne prof bi koy jàngal dafa xamul dara, alors que xëy na fay bi ci moom la nekk. moo tax tamit dafay baax élève bi défi boobu nag mu mën ko relever. niki noonu tamit défi lecture bu ma nee lecture nag dugal na langue yëpp,
ndax ci lecture boobu noonu élève bi ci lay mën a fàggoo li nga xamante ni moom mooy style bu magnifique ba nga xamante ni su bindee dañ koy naw waaye su waxee tamit ñu naw ko ndax dès nga dugg sixième dañ lay préparer benn lecture boo xamante ni ça va te permettre nga am capacité di mën a bind paragraphe ndax paragraphe yooyu noonu moo lay permettre nga mën a disserter wala nga mën a commenter wala nga mën a résumer moo tax yooyu dafa nekk ay défis yoo xamante ni élève bi dañ ko ci préparer ngir la ñuy xaar ci moom mu mën ko matale waaye solo si nga xamante ni tamit moom moo nekk ci cycle bii nii mooy boo yeggee sixième dafa am ay matières yoo xamante ni seen appellation dafay changer am na ci matière yoo xamante ni appellation bi du changer mais contenu bi ci boppam am na luñ ci améliorer par exemple matière yi nga xamante ni seen appellation dañ koy tur bi dañ koy soppi tuddaat ko ne lu ci mel ni IST mooy initiation scientifique et technologique nga xamante ni boo duggee sixième duñ ko tuddee loo mais SVT lañ koy tuddee mooy science de la vie et de la terre nga gis ne foofu noonu am na luñ ci yokk ndax bi nga nekk primaire bi dañ la doon initier à la science dans sa globalité léegi nag boo ñëwee ba sixième nag ñu commencé di la jàngal SVT mooy science de la vie et de la terre suite logique lay doon boo xam dafay continuer ba troisième te élève bi ci boppam bu demee sixième war naa adapté wu ci SVT war na ko adapté wu tamit ci li nga xamante ni moom mooy français ak ya ca mel ndax su dul loolu rek nu muy gën a continuer rek faay day gën a feeñ te faay ni muy gën a feeñee rek boobaa day dem ba day perdre niveau boo dootul xamante fan lay taxaw dafay perturber daal. nit ki noonu tamit am na matière bi nga xamante ni tamit dañ ko fay augmenter dañ ko fay yokk mooy anglais moom booy dugg si sama dañ ko fay yokk moo tax ci vacances yi nii ci dañu war a profiter jéem a xool alphabet anglais bi. jéem a travail tamit ci yenn expression yi nga xamante ni boo yegg sixième rek dafay fekk am nga benn aperçu ci anglais niki noonu tamit matière yi nga xamante ni ñoom du ñu soppeeku waaye dafa am benn amélioration comme ni ñu ko waxoon ci mat ay l'associativité bi ngay dégg wala commutativité même boo demee tamit ci li nga xamante ni mooy aspect géométrique bi tamit da ngay gis foofu noonu tamit la nature des angles la nature des triangles ay médiatrice d'un segment ay géométrie plane ay triangle particulier yooyu yëpp dafa am benn da nga koy gis boo nekkee CM2 ak CM1 waaye dafa am benn amélioration boo xamante ni da ci nekk boo xamante ni faaw nga mën koo teel a préparer léegi ndax bu ko defee boo demee sixième rek da ngay mën a nekk à jour kon lii mooy yi nga xamante ni moom lañ indoon waroon kon a waxtaanee suñu rakk yi ak suñu doom yi nga xamante ni ñoo war a jeekoo si cycle primaire war a dem ci cycle collège di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàppandal di ko ñaanal tamit bépp élève di leen sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen ñaax tamit di leen ñaan ngeen gën a abonné gën a bës j'aime gën a partager tamit ndax liggéey bi gën a mën a yaatu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.